Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, destiné aux établissements scolaires, quel que soit le niveau. Préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara System vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara System offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara System, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net. Dara System, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal, moo leen di may seen émission Kennu Askan Wi. téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kennu Askan Wi ñu am mbégte dellusiwaat fi naka noonu tey ci altine gi ñu am mbégte dalal Abdoul Aziz Guissé moom mooy directeur du patrimoine culturel monsieur Guissé maa ngi lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. mais jërëjëf Alaaji Malick maa ngi kontaan tamit ci li ma fi nekk di nuyu seen téléspectateurs yëpp. di nuyu nag waa ITV. jërëjëf tey nag lu ñu fas yéene waxtaanee mooy mbirum ceebu jën. xam naa ni Penda Mbaye waaw ceebu jën Penda Mbaye xam naa ni moom genre Xalifa Jaxate yi moom xam naa ni moom sujet bi sa war nañ si trop alors monsieur Guissé tey ceeb nga añee wala da nga def comme man. man nag añeewuma ceebu jën nag wax dëgg yàlla añeewuma ceebu jën. waaw añewoo ceebu jën déedéet wala farataaloo ko. pàkk farataaluma ko waaye gannaaw dafa am daal bés yu ma koy lekk. bés yoo koy lekk. bés yu ma koy lekk waaw. nga xam ne du ma sonal lool te dinaa ci barkeelu waaw. xewlu ci lu waral ñuy waxtaane tey mbirum ceebu jën mooy gis nañ ni dañu yàgg wax ni patrimoine lépp lu jëm ci wàllum patrimoine matériel. mais bi patrimoine immatériel la. te yéen da ngeen taxaw temm ngir inscrire ko ci UNESCO di organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture. waaw alors laataa mooy xuus bu baax si waxtaan bi lan mooy différence entre patrimoine matériel ak patrimoine immatériel. waaw loolu moom am na solo lool. ndax ñaare réew mi moom boo waxee rek ne que nit ñaa ngi liggéey ci patrimoine li ñu gën a xalaat mooy patrimoine matériel mooy maanaam lépp lu jëm ci makkaan yi bërëb yi tabax yi nga xam ne mu ngi fàttali démb te lu ci bëri sax boo koy xool boo ne patrimoine historique Sénégal rek ñoom ñu ngi xalaat li nga xam ne tubaab yi defar nañ ko fi mooy tabax yi ñu fi bàyyeeg gouvernance yi ñu fi bàyyeeg fi commandant de cercle yi nekkoon nag ak yenn bërëb yi nga xam ne daal moom mooy màndargaal bi fi colon yi jaaree waaye nag loolu wax dëgg yàlla du moom mooy patrimoine matériel rek ndax ñun suñu réew bi tamit am nañ ay màkkaan yoo xam ne yi moom la suñu maam yi ak suñu askan wi gën a laxasoo ndax boo demoon tey guy njulli wala nga dem Dexale wala nga dem feneen fu mel ni Pathé Badiane da nga xam ne ñii lii la ñu gën a gëm maanaam ak li ci des man moo wax nag li ci des ci suñu histoire la. Saint-Louis ci suñu histoire la bokk. Ndakaaru ak yeneen ci suñu histoire la bokk am na lu fi tubaab yu bàyyi waaye ñun patrimoine moom boo koy xool wàllu boobu lu ñu gëstuwul lool la
ba tax na ñun sax at yee passé ci lël lañ doon gën di liggéey. maanaam dem di fulal ak di génneewaat nit ñi gën ko xam yooyu bërëb nga xam ne daal suñu askan moom la gën a gëm. dem fu mel ni Ndeer. wala nga dem fu mel ni Ndorna wala nga dem fu mel ni fi Aline Sitoé jóge Kabrousse nga génnee ko def fa dara peut-être moom la gën nit ñi di gën a waa boor boobu moom la ñu gën a farataal ka nga ñëw ca commandant de cercle fa mu dëkkoon nga defaraat ko maanaam sax mën nga ko defaraat waaye daal loolu daal bu ñu naan patrimoine matériel mooy loolu mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci ay tabax wala jëm ci ay bërëb wala jëm ci ay makkaan yoo xam ne danañu fàtte di dimb. très bien loolu moom mooy patrimoine matériel. léegi patrimoine immatériel. patrimoine immatériel nag boo koy xool mooy lépp loo xam ne lii mooy moo ñu tabax suñu xel mooy li ñu doon mooy suñu mënuñ ne aada la. man mënuma ko yemal rek ne mooy suñu aada mooy suñu cosaan mooy daal li nga xam ne mooy tax ñu nekk li ñu nekk xam li ko suñu bopp. li tubaab naa identité culturelle maanaam lépp loo xam ne lii yaree nañ ñu ko lépp loo xam ne nii tabaxee nañ ko suñu xel bi ñu nekkee xale jàngal ñu ko mu nekk ci ay léeb mu nekk ci ay taarix sax histoire mu nekk ci ay nga dugulal ñu jàngal la fa ay mbir yoo xam ne boo génnee da nga xam nan ngay mën a nekkee ci jamono ji muy tamit ci wàllu li tubaab naan art du spectacle maanaam lépp lu jëm ci fecc mën na dem ci affaire wëy parce que wëy du wëy rek ne ci niñ koy gisee nii Sambay Mbayaan mën na nekk même Sambay Mbayaan dafa am fu mu jógee da ngay wëy buur da ngay wëy sa mbokk da ngay wëy ku baax yooyu tamit daf fi nekkoon te mu ngi continuer ba léegi ñu koy jëfandikoo même pecc bi ñuy wax du rek fecc sàllar ñi koog yooyu pecc dafa am ay mbir dafa am pecc yoo xam ne tey peut-être peccum cosaan la yoo xam ne peut-être gisatuñ ci lu bari waaye am na peccum cosaan moo xam ne mii lii da nga koy gis rek bu ci nit feccee rek nga ni kii Zulu la Afrique du Sud la dëkk wala pecc moo xam ne boo kii feccee rek nga ni kii ab Joola la wala kii bu ko feccee rek nga ni kii Louga la jógee waaw donc loolu yëpp dafa nekk ci patrimoine immatériel mais mooy li nga xam ne daal moom mooy li ñu mën a wax ne que du ñu ko laal nii comme tabax waaye moom moo nekk suñu xel ak suñu xol. très bien mooy tax ñu nekk li ñu nekk. doon li ñu doon. am na solo alors si loolu ngeen sukkandiku ba jàpp ni ceebu jën. dañ ko war a inscrire ci patrimoine immatériel bu UNESCO lu tax. waaw xam nga UNESCO dañ ne 2008 ba ñu defee convention bu bees boobu ñu tuddee convention 2003 ne léegi ku bëgg a bind dara ci sa aada walla ci sa cosaan won ko maanaam monde bi yëpp nit ñëpp xam ko nga xam ne lii moom nga indi moom nga indaale mooy sa participation sa contribution ci civilisation universelle maanaam civilisation moo xam ne ñëpp dañ koy bokk il faut nga gëstu ko sa dëkk déjà ba pare ba nga xam sa dëkk lu mu fa doon ba nga bind ko ci ay këyit mooy inventaire te loolu boo koy def da ngay dem ca waa dëkk ba ña yore cosaan ba ñoom ñu reconnaître ne lii mooy suñu patrimoine lii mooy suñu cosaan dëgg ba ne lii lañ bëgg du lee loolu ñu bëgg ne mooy seen cosaan moom la ñu inventaire def ko ab liste ci liste boobu nag fa ngay jëlee looy yóbbu patrimoine mondial UNESCO c'est tant que defloo inventaire moom mooy di nga xam ne mooy li tubaab naan préalable loolu boo ko deful condition la boo amul inventaire mën loo de inscrire benn élément dëgg la nag amoon nañ kankurang bindoon nañ ko ba pare bindoon nañ tamit xoy waaye kankurang ak xoy dañu jiitu 2008 2006 lañ ko dugaloon ci beneen anam mais gannaaw ci wàllu woowu la nekk bi 2008 bi duggee ba pare ñu dugal directement kankurang ñu nag Banjul la ko bokkoon Gambia après bi ñu toogee ba 2013 ñu dugal xoy waaye yu bees yi ñu nekk nii dañoo def suñu inventaire 2016 dugg ci àll bi 2017 ñu yeggali ko 2019 bañ demee nag Ndar
foofu la ci mel ne foofu la ceebu jën. voilà bañ demee Ndar bañ demee Ndar nag di inventaire bañ inventaire. ñu ne ñun fanaal baa ngi fi. lii a ngi fi lëlee ngi fi waaye nag ceebu jën bi daal il faut ngeen xam ne mooy suñu identité. Ndar suñu Ndar loolu moom mooy suñu signature mooy signature Ndar. moom lañ indi bokk ko réew mi yëpp génnee ko réew mi sax ba yóbbu ko ci yeneen dëkk. boo demee fekk ko fa. boo demee tey Bénin ñu ne la riz gras wala ceeb boo demee fu mel ni Nigéria wala Ghana ñu ne la jollof rice. ba di ko moomaleel seen bopp sax. daanaka loolu moo tax nag yéen ngeen jóg. ngeen bañ Nigéria ak Ghana ñoom tamit li ñu mel ñu inscrit que ci patrimoine immatériel bu UNESCO moo tax ngeen jóg. bokk na ci. waaye nag du loolu en réalité. li tax soo lañ ko deful aussi. waaw loolu bokk na ci. oui. ndax. oui. 2016 la bi ñu defee inventaire ba pare. 2017 dañu ñëw ci ko festival jazz bu Saint-Louis. bi ñu ñëwee festival jazz Saint-Louis ñu ne ñu italiens yi inscrit nañ la pizza. la pizza. waaw ñu koy def ci télévision yi muy génn partout ñoom ñu def ci communication bu rëy. après ñu gars yi ñu ne waa yéen ñii bu ñu bindee la pizza kay ñun kay war nañoo bind ceebu jën yéen tamit te daaw ba léegi ñu ngi koy wax. ñu ne bon danañ ci jublu danañ bind ceebu jën. loolu. donc waa Ndar seen bopp. ñoo ko waxal seen bopp. waaw communauté seen bopp. waxal ko seen bopp. ceeb bi. waaw ceeb bi moom. ceeb bi am na solo de. am na solo. yaa ngi gis si wet te ceeb bu xonq la. am na xooñam am na lépp. te nag. ba ko waa Ndar waxee ba pare. ne boole ci nag ne Penda Mbaye ba ko toggoon. loolu lu jara leeral la. ndax am na ñu bind ci yu bëri gis naa ci sax ci fan yi ci ay journaux ne ceebu jën daal dafa mel ni emprunt la culinaire maanaam lu ñu jiggaani feneen la nee na sax mën naa am ñu jóge Asie ñoo daje ay kii ba affaire bi am ñii naan déedéet ca colon yi la ca la jóge waaye dama bëgg a leeral ne ceebu jën moom Sénégal la rek la am fii rek lañ ko toggee yóbbu ko fu nekk ba nit ñi xam ko te li tax mooy tubaab bi dañoo ñëw bëgg ñu bay gerte ne pour ñu bàyyi nag culture vivrière yi il faut ñu indi ñu lu ñu lekk ñu dem ci seen beneen colonie Indochine indi fa ceeb imposé ñu ko ndax léegi mu remplacer dugub beeg yooyu ndax ñu jublu rek ci monoculture gerte rek loolu moom mooy système colonial waaye bañ ko defee ñii ne ceeb baa ngi fi nañ ko toggee nii nañ ko toggee ne le nañ ko toggee ne le Penda Mbaye nag moom doon togg ceeb bi ak jën bi benn bés rek mu xëy ne tomate doom yii mu jàmb ko rek russi ko rek boole ko ceeb bi ceeb ba xonq te fekk da doon faral di weex après mu nekk ceebu jën Penda Mbaye mu xonq nag boole nag ànd ak caf ka gaa yi mujj gi ñu ne ceebu jën Penda bi daal moom la ñuy lekk. est-ce que waaw ceebu jën Penda Mbaye bi daal moom la ndax ceeb bu xonq la. oui te am na sa cafka bu ci nekk boo xam ne bokkul ak ceeb bu jën. am na solo alors. beneen seetlu bi comme sànq li nga wax ni Ndar ceeb soo ko waxee rek sa xel day dem si ceebu jën gis seen ñi nga xamante ni dëkkuñu Ndar. suñu waree dem Ndar mu nekk loo xamante ni bu njëkk lay doon. seen voyage bu njëkk wala tamit koo xamante ni Dakar a jógee wala seen région yi mais moom si boppam. danaan xalaatul dem Ndar te lekkul ceebu jën. waaw loolu mu nekk taarix gu am solo. waaw waaye mooy li may wax rek. mooy dem si yàlla si Golbert yàlla na ko yàlla yërëm. oui Golbert Diagne. moom daf ko doon wax. oui tiitaru na Ndar dex bi la ni mu doon waxee. dex bi la géej gi la. caaka la ceebu jën la moom daf doon am yoo xam ne yii. dafa naan lii mooy Ndar. oui c'est vrai. lii mooy Ndar boo ñëwee Ndar. te xamuloo loolu gisuloo loolu mosoo ko nekkoo ci ceebu jën da ngay dem sangu ci dex ba dellu si waat ñëw sangu ci lenqali ko ci kii bi lekk ci ceebu jën bi nekk am ndar-ndar loolu am solo la donc boo fa demee te ñëpp bàkkee ne ceebu jën lu neex la daal wax dëgg yàlla loo xam ne li ñoom nañ koy toggee ñoom rek koy togg ceebu jën bi sax daanaka moom wër na réew mi foo dem da nga lekk ceeb ak jën foo dem da nga lekk ceeb ak jën waaye ceebu jën Penda Mbaye peut-être dafa am lu mu wuuteeg yeneen yi
ak peut-être ni ko waa Ndar di toggee dafa wuuteeg ñeneen ñi mais tey boo demee ci restaurant yi boo demee ci dëkk tubaab yi nit ñaa ngi togg ceebu jën mais ceebu jënu Ndar moom la te ji nga jollof rice boobu ñu doon wax sànq oui te Ghana ak Nigéria di ko defar ceeb baa xonq waaye du ceebu jën ceeb baa xonq ñoom ceeb bi dinañ ko def ba mu xonq jël nañ ko ci ña fa ñëwoon di jaay si ci restaurant yeeg ci Sénégal yi ñoo ko fa indi ceeb bi neex ceeb bu xonq bi ñoom danañ ko togg nag bu mu xonq mais des fois ñu boole ko ak jën des fois ñu boole ko ak ganaar des fois ñu boole ko ak leneen mais ñoom rice bi ci boppam jollof rice bi ceeb bu xonq bi moom la ñuy defar ne waaye ñoom dañ ko bañ ko bi tuddee ko jollof rice ne wax dëgg yàlla jollof la jógee voilà donc ñoom dañ ko labelliser woon nag dëgg yàlla dañ ko yóbbu ba États-Unis labelliser ko mais loolu tamit bokk na si lu nga xam ne leen gën a tax a jug moo tax ngeen baral mbir mi bu ngeen sàgganee fii ba dëkk bu mel ni Nigéria wala Ghana dem patrimoine mondial bind ceebu jën ci ca listam te fekk yéen a ngi toog fii loolu moom ak ñàkk fayda lay doon ak nasax lay doon seen liggéey inventaire baa ngi ci mën na am sax am na leen lu ñu waroon a bind boo demee ci tukulër ba mu yore peut-être mënoon nañoo bind ñii ribona wala boo demee ci joolaay mu yore ñu bind eto jey wala leneen waaye ceebu jën bi boo ci seenee nañ ko bind léegi rab ci gaawaay bi loolu bokk na ci dëgg yàlla dafa nekkoon loo xam ne lii lu urgent la alors gis nañ tamit processus bi yàgg ngeen ko wax mais atum 2019 mbir mi dafa accéléré wu atum 2020 aussi ngeen nekkoon si mbas mi xaw a tamit indi retard ci mbir mi est-ce que mën nga ñëwaat tamit ci processus bi surtout atum 2019 ñu ngeen si taxawee woon 2019 bi ñu demee dañoo dem Ndar tuut Saint-Louis xam nga Saint-Louis moom langue de barbarie bi goxu mbaaj Ndar tuut daanaka fa la pêcheurs yi Gendar sanc ba goxu mbaaj ñoom fa lañ nekk mooy fi nga xam ne daal pêcheurs yi dëgg fa lañ nekk te foofu la kii cosaanoo Gendar ci boppam la Penda Mbaye cosaanoo ñu ne léegi nañ dem ci ñii nga xam ne ñoo cosaanoo woon mbir mi ñu laaj leen donc dañ def inventé waxtaan ak ñoom wëlbatiku nag di seet ci mag ñi ñu ñuy wax ñuy xool tamit ci yenn affaire yu mbir yu bëri ba laaj leen ne léegi lii da ngeen ko fi waxoon te UNESCO ne nañ mënuñ ko bind tant que yéen ci seen bopp yéen ñi ko moom d'accord leen ne mën nañ ko bind ñu ne ñun tey lañ ci gën a d'accord dañu waxoon dem mooy waxu tey suñ ceebu jën bii war nañ ko yóbbu mu romb fii yépp ba ñu yóbbu ko UNESCO ñu ne leen d'accord gannaaw léegi d'accord ngeen ci da ngeen di wut ak ñoo xam ne ñii bu ñu ñëwee danañ mën a wax ak ñoom xam nga il faut nga wax ak communauté bi waaye communauté dafa am ay baat ñu désigner donc ay sage désigner ay jigéen désigner ñoo xam ne bu ñu ñëwee nañ mën a waxtaan ak ñoom bi waxtaan bi jàllee nag ba jàll ci lañ doog a wëlbatiku nag def nag un comité scientifique comité scientifique bi ñu boole ci nag ak waa Ndar ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def inventaire bi ak ay chercheurs yoo xam ne yi ñu ngi woon déjà lépp ñu ngi ko doon defee CRDS bu Saint-Louis CRDS mooy centre de recherche documentation bi nga xam ne am na musée mu nga foofu ca nord ca nord foofu soxna sa fa nekkoon madame Fatima Fall nekkatul sud léegi sud waaw sud la nekk sud la nekk ci booru dex ba ca dex ga très bien foofu nag lañ defoon suñu maanaam moo nekkoon siège social ba réunion yëpp fa la doon amee waa Gendar ak ñoom ña doon représenté fa lañ doon daje comité scientifique bi nag ñu boole ci ak ñoo xam ne ñii tamit waa Saint-Louis lañ ci lañ bokk boole ci nag ak koo xam ne kii tamit dafa nekk expert ci wàllu patrimoine immatériel muy docteur Massamba Gueye ñu boole ko ci boole ci ñeneen ñoo xam ne liggéey nañ ci ñoom ñoo yoroon comité scientifique bi di dem di wax ak gars yi nan la ñu mën a defaree ba fiche bi nga xam ne UNESCO joxe na ko liñ ciy laaj dafay bëri lool nga koy topp nag di bind di gëstuwaat di bind di gëstuwaat di bind ba mbir mi jeex léegi nag li ciy des mooy su ko communauté yi d'accord est-ce que li wër dëkk ba yépp di yeneen i banqaas bëgg nañ ko par exemple boo jëlee syndicat d'initiative bu tourisme ñuy liggéey ci tourisme est-ce que ànd nañ ci est-ce que municipalité Ndar ci boppam waa commune ba ànd nañ ci parce que bu dul loolu boo ko inscrit ba pare bu ko defaral benn plan de sauvegarde te ñoom ànduñ ci du sotti moo tax yéen ngeen waxtaan ak ñoom Gànjool boor boobu yëpp fa ñu bayee légumes yaag fa ñu bayee kii lépp ñëpp lañ dajale di waxtaan ak ñoom ba 2020 nag
ñu waroon def nag benn réunion bu rëy ñu tuddee ko CRD. ñu dem fa ci février ba jàpp date ci mars bi mbas mi ñëw. ñu dog mbir mi mënatuñu na réunion waaye nag gannaaw dangaa war a yónnee kayit bi le 31 mars au 2 mooy fanweer ak benn ci weeru mars mooy délai bi ñu ne ñu li ngeen bindagum bu ngeen buggee mu kii dossier bi valable jàllale leen ko léegi bu mbas mi wéyee ngeen complété seen dossier noonu lañ def au 31 mars. ñu yónnee ko UNESCO. xaar nag ci waaw 2020. mais gis nga mbirum ceebu jën nekk na lu am solo xam nga sànq maa ngi tooñ Xalifa Jaxate moo tax mbir mi daf ko jaral sax mu ñëw tamit di ko bàyyi xel bu baax a baax. di bàyyi xel bu baax a baax thème bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane alors léegi nga ni si atum 2020. si atum 2020. atum 2020. oui ci la ñu dugal dossier bi au 31 mars ndax dafa am ay date limite léegi nag. gannaaw mbas dafa am UNESCO seetlu ne monde bi yëpp mbas mee leen téye ñu xam ne demati di def réunion ak nit ñi dootul yomb demati di def documentaire film bi dootul yomb ñu ne ñu léegi may nañ leen délai ba mois de juillet ngeen complété ñoom it dañuy daloon xel rek ne mbas mi dana jeex ñu dem yëfi sottiwul ñu ne léegi may nañ leen donc ba fin septembre. fin septembre oui. En fait waaw fin septembre normalement ci yenn yi waaye documentaire bi nga xam ne dafa war a ànd ak. dossier bi benn documentaire de 10 minutes la. bu ñu war a filmer lépp jëm ci wàllum ceebu jën. lépp nga xam da ngay dem. wax ak nit ñi dem ca géej ga dem ca pêcherie gars yi jënd jën yi def kook yooyu nañ koy toggee nañ koy defee nuñ koy tegee nañ koy lekkee ca bool ba yooyu yëpp lu ñu waroon a def la. loolu nag la ñu yeggali ci mois d'août bi. daanaka booru le 25 26 27 28 août. la ñu yeggali documentaire film boobu. yóbbu ko montage ba mu leer. ñu def ko tamit haute définition. te boole ngeen tamit yu sew sewaan yi tamit comme yi nii. non moom kay c'est que ceebu jën bi. boo demee Ndar moom daanaka dañoo ànd ak ndaw si mu duggi. bi mu duggee si dañ koy filmé waaw ci documentaire bi bien mu dugg tànn jën bi ko neex ne jën yi tamit dafa am tamit jën yoo xam ne wax dëgg yàlla bu nekkee ne ceebu jën Ndar dëgg la bu noobal bi mën naa wax ne ceebu jën moom lu ne mën naa nekk ceebu jën waaye keroog ut na yaax ma foog naa dafa ut coof amuloon mujj gu mu am yaax am na yaax am na sëdd am na coof am na jarañ am na façon jën yu bëri yoo xam ne yi daal war nañ ko mën a def dégg nga am man nag dama ko faa jàng donc taxul tamit ba nekk ci ab spécialiste waaye mu jënd ko ba pare ñu dem ci fi ñuy jaayee légumes légumes yi da nga fa fekk ay batañsa da nga fa fekk xuluñe comme ni ñu koy waxee ñoom mooy jaxatu bi pulloox ñaami bi da nga fa fekk pulloox beeg carotte beeg lépp ngay jënd daanaka et li ci gën a yéeme sax mooy bu ko jëndee lépp na mu koy toggee ñun dañ ko doon fekkee. ah bon ah oui. loolu am na solo. am na solo def naan la lii ak lii mooy njëkk a dem. waaw lii mënagul a dem léegi légumes yii ñooy dem légumes yii xaar. ba mu toll fenn fi ba nga xam ne léegi daal desul lu dul baaral bi ba toll fenn fi nga doog a dugal yeneen yi. boole ko nag ak. daxaar ba ngay préparé ci suuf moom du ci bokk da nga koy préparé moom mu nga jëm ca la ñuy wax macaat waaw am na solo yooyu yëpp dañ koy préparé ci ceebu jën bi teg ko ba nga xam ne bu desul nag léegi nag lu dul mu ne nag léegi nag lépp sotti na mu doog a nag seppi nag lépp fekk baaral bi mat na wàññi nag kii beeg yëpp seppi am na solo bu seppee ba pare nag doog a sóor nag di xaar ndànk muy ñor bu paree di xaar ndànk muy ñor wàññi nag wàññi safara si wàññi matt yi muy ñor ndànk am na solo ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Abdoul Aziz Guissé nekk directeur du patrimoine culturel ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllum ceebu jën xamante ne dañ ko fas yéene inscrit ci patrimoine immatériel bu UNESCO mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors beneen seetlu bi mooy ci sa explication da nga ne sax même ci documentaire bi
façon bu ñuy tegee tamit ceeb bi. waaw loolu boole nañ ko ci. boole nañ ko ci parce que ceebu jën. oui. dafa am aspect socialisation c'est-à-dire. oui. aspect boo xam ne moom lañ koy tegee. waaw. am na solo. soxna si bu toggee ba pare ba yekk sax dana ci yoon sax dana jaar. dafay woote ba pare avant muy teg. waaw dana am fenn fu mu jaar sax ba soppeekuwaat tuuti. waaw changé waat. voilà lal bi teg nag. waaw avant muy teg mu woote. mu woote. te léegi na ñuy toogee tamit. oui. borom kër ga na muy toogee ak nay xale yi di toogee yépp dañ koy calcul. te bu nekkee ne tamit ay ñaari bool la parce que kër gu mag la. oui. da nga gis tamit ñu def ay ñaari bool léegi am ñu nekk fii. am ñu nekk fële. waaye ci biir lekkin bi tamit. yara ngi ci biir lekkinu ceebu jën. oui. yara ngi ci. waaw jël sa loxo mu dem directement ca digg bool ba nga. nga dindi ca jën ya ca fekk te fekk. tamit fekk ngay xale. yooyu yëpp dañ la ci yar di won le na da ngay lekk sa place ñu lay tegal. même toogin bi tamit. même toogin bi. oui. am na solo. om bi ngay sukkoog. wala ni ngay kii ak yooyu yëpp. dafa am ci noo xam ne ni moom ngay def pour toog bokkul ak tey nga xam ne peut-être dañ koy lekk ci table wala leneen ak leneen waaye bu njëkk ba. lekkin beeg toogaay bi yëpp ci yar lay bokk. dañ la ciy jàngal lu bari ci kii dem nañ sax benn paane ñu boo gisee ñuy lekk ceebu jën dend. ma Samba Gueye moom ma ko gënoon expliqué mu ne ma seen diggante des ceeb. ñuy lekk parce que mooy genre barrage lay doon. waaw mu nekk benn barrage. buy taxaw xamal ne ñaari xale yooyu am na ay jote yu ndaw yu ñu jote bu lekk bi jeexee woo leen nga réglé ko. te barrage bi warul wàcc. te barrage te loolu yëpp mu ngi ci. maanaam ceebu jën daal am na lu bëri lu mu laxasoo loo xam ne nii. daanaka mbiru aadaa ngi ci. mbiru caadaa ngi ci. mbiru lu bëree laxasu ci ceebu jën bi ci fànn yu nekk nag. ci lekkin beeg lépp nag laa. alors te bu ñu lekkee ba pare. góor yi jóg. bàyyi jigéen ñi nag ñu nekk ci boolu macaat bi. foofu nag la ñuy waxtaanee seen biir ñoom. waaw xam ne góor ñi duñ ko fekkee. wala ñu am jot di waxtaan. di wax seen mbir yu bëri fa lañ koy waxtaanee ca boolu macaat bi. fa lañuy toog jël seen temps nag. voilà. mu nekk lu am solo alors ceebu jën suñ ko waxee tamit suñu xel day dem si jën des fois ñu dégg ni jën bi dafa raar dafa manqué. est-ce que ceebu jën menacé wul. waaw ñun sax bi ñuy def documentaire bi. wax nañ ñu ko ñoom di génn daal nee nañu léegi. oui suñu nappi pour ñu amati yenn jën yi dafay jafe. waaw foofu moo tax des fois ñuy dem ba ay booru Mauritanie di fa am ay problème. donc am na jën yoo xam ne yi dafay raar am na jën yoo xam ne presque kenn déggatu ko sax lu mel ni jaroñ wala yooyu kenn déggatu ko. donc ceebu jën bi ci côté boobu tamit am na loo xam ne lii waraloon na ci li nga xam ne booy def plan de sauvegarde. da nga ko ciy boole. xam nga ceeb bi dañ ko doon jëlee Siam di ko jëlee Pakistan. di ko fi indi tubaab bee ko fi doon indi di ñu ko imposer. waaye léegi. ñu ngi jëm ci presque li ñu naan autosuffisance. ndax fi mu ne nii ceeb bi ñu ngi koy bay ci waalo bi di ko bay ci boor yooyu. Casamance ñu ngi koy bay. di ko bay tamit même ci booru Kaffrine ak yooyu léegi nit ñaa ngi ciy bay ceeb. donc ceeb bi moom amatul problème. mais autosuffisance bi ñu ngi ko doon wax atum 2017 mais ba tey mbir mi dafa tagga tembe de. waaw loolu moom xam naa ne. dëgg la. autosuffisance bi daanaka. xam naa ne ministère de l'agriculture bu ñu fi jege woon. nga naa man culture laa nekk. waaw danañ ko gën a mën a leeral waaye. am na solo autosuffisance bi dafa am. c'est une nécessité. oui ndax li ñuy jënd ci ceeb ci at. di ko indi ndax nit ñi ceeb bi duñ ko lekk rek ak ceebu jën. dañ koy lekk ak leneen lépp maa fekk leneen ak lépp ceeb lay ànd ak daanaka donc autosuffisance bi lu war la même bu amee ay gàllankoor yu tax ba autosuffisance bi atteindre ruñ ko ci période bi ñu ko waxoon. foog naa ne effort yu bëri daal war nañ ko def ci côté boobu. pour ñu atteindre ko. kooku moom wax dëgg yàlla kuy wax dëgg tamit wax ko. war nañ atteindre autosuffisance boobu. comme nag ni ñu war a mën a aaree tamit géej gi ba ñuy nag continuer di am coof di continuer di am jariñ di continuer di am. jën yu am solo ay wax waaw waaye bu dul loolu. même yaboy bi ñu doon kii sax te nga xam ne dañ doon wax def doon safal ma caat beeg yooyu. boobu sax léegi sax mu ngi raar parce que dañ koy napp. oui di ko yóbbu ci usines yi.
waaw loolu tamit am na problème effectivement. mais yooyu yëpp waxtaanee nañ ci bi ñu demee Ndar. waaw ak waa Sayet ak ñeneen ak ñeneen. alors léegi seeraayu jën bi tamit waxtaan ngeen si. seeraayu jën bi moom waxtaanuñ ci parce que dañ ne jën bi bu bëreetul rek. oui du yomb. du yomb dëgg la. waaw bu bëreetul rek du yomb. bu demee nag ba nga xam ne nag wax dëgg yàlla jën am na bu jën amee tamit ci marché bi boo ñëwee loolu moom loi wu marché la bu offre bi ba kiyee. bu nekkee offre bi kii na prix yi moom ci loolu lay dépendre. est-ce que ñoom mën nañ ko réglementer nag état yi mën na réglementer benn prix bi lii lay jar. loolu moom yaakaaruma ko fi ñu toll nii. alors Abdoul Aziz Guissé commentaire ñu image bi nga doon wax sànq toogin beeg ak tamit espace yi commentaire ñu image bi. waaw fii de xam naa ne gis naa ne daal dafa mel ni waaw góor ñaa ngi fi waaye soxna saa ngi fi. soxna si rek damay ragal mbaa nekku fi rek pour di leen tegal. ñaare tamit day am. waaw day ñëw moom it wàllam mooy na dagg ci pulloox bi teg fii dagg ci carotte bi teg fii de dagg ci leneen tegal leen waaye même bu nekkee ne du ceebu jën it ci wàllu bi da nga gis ne daal ñoom ñëpp ñu ngi toog ci suuf te di lekkee loxo. te di lekkee loxo lu am solo la ceebu jën dëgg gaa yi lekkee loxo lañ ko doon def. te lekkee loxo bi ànd ak dank moom moo doon tax ñu gën ci farlu ci lekk gis nga image bi gis nañ Macky Sall moom moo sol lu weex li dafa mel na sax Moustapha Diakhaté mel na moo toog ci wetam de mais daal Macky Sall moom la ñuy gis noonu moo sol lu weex li waaye lii moom lii moom image de ni ñu koy waxee image de patrimoine la lii moom image de patrimoine la image de patrimoine am na solo waaw toogaay bi am na solo sukk bi sax danga koy xool sukk taalibe la da nga maam boole ñaari oom yi sukk ko sukk taalibe la dëgg ngay gis ñii ñu toogee nii moom ak yar lañ ciy boole ba nga xam ne des fois sax nga jël sa loxo teg ko ci ci booru bool bi ndax mu bañ yëngatu loolu yëpp dañ ko doon jàngal xale yi ñu koy def waaye li ma gis fii daal góor ñee cëpp donc jigéen ñi fa nekk ñaare dafay yombalal lekk bi di leen tegal ak di def lii ak lii ak lii moom mooy tamit day nekk tamit que wàllu jigéen ci mbir mi waxuma nag ne nag ci loolu moom mooy que jigéen bi moom na féete fii di def lii ak lii ak lii déet xam naa ne boo moytul léegi jigéen ñi ne ma waaw loolu moom affaire dëgg la waaw dëgg la alors junñi nga ko léegi nga ni lekkee loxo bi mu nekk lu am solo te mag yi aussi fonkoon nañ ko lekkee loxo si ceeb ba pare nga xam ni ngay dankee ni ngay weñaxee sa loxo ak ni nga koy dugalee ndax am na ñoo xamante ni nga xëcc naan nii te xamul ni yow da nga ko war def nii yooyu yëpp mu nekk lu am solo yoo xamante ni yéen gëstu ngeen dañ koy jàngal xale yi dañ leen ko doon jàngal parce que dank bi dana la permettre benn ceeb bi du tuuru très bien parce que bëgguñ sax ceeb ngay lekk ceeb di tuuru ci suñu yarin loolu daf ci nekk am na noo koy dankee da nga koy dank ba mu ferme ba nga xam ne lii moom bu demee rek ci gémmiñ gi la jëm nga boo wiccax beeg yooyu yëpp pour bañ am luy tuuroog bu ñu paree yëkkati bool bi fekk foofu yëpp fees ceeb ay ñaan bu leen dëgg ci ceeb beeg yooyu loolu ci yar la bokk te tamit dafa am ñoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko lekkee loxo di ko dank ci lay gën a neex que bu ñu ko lekkee kuddu lu wóor laa lay wax ni am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne ceebu jën tant que lekkee wuñ ko loxo dank ko ba mu kii waaw ñu lekk du neex na mu war a neex gën a am yëg-yëg voilà man danaay xaw a faral di tukki tuuti dem naa nekk naa beneen lu xaw a yàgg sax tuuti waaye beneen am na ci foo xam ne fii dañ fa daan dem iñaam piile lañ doon togg iñaam piile bi dafay mel ni pat rek léegi ñu boole ko sauce arachide boo xam ne dafa am dañ ciy def lu xaw a kii waaye ñoom it boo ñëwee da ngay loxo ngay lekkee da ngay jël ci pat bi def ko ci sauce bi lekk ñun kiiwuñ ko woon mu ñëwaan rek jël kudd gi moom boo ne nii rek mën ngaa dara kii ñu ne non lii moom wax dëgg yàlla day mel ne acceke rek voilà soo xoolee tamit ivoirien ñoom loxo dañ koy mbir mii nag da ngeen a war a bàyyi seen mbiru tubaab yooyu ngeen li ngeen fi fekk ñii ñu fi nekk ñuy lekkee ni ñu war a lekkee ngeen fekk leen ci seen aada di lekkee noonu moom moo gën même bu ngeen doon raxasu sax même bu tàngoon sax seen baaraam yi di xaw a lakk ngeen muñ ko rek lekkee ko noonu waaw. mu nekk lu am solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo kooku dem na ñu xaaral tamit suñu beneen téléspectateur bi nga xamante ni dina participer si émission bi alors Sénégal
taxaw ngir revendiquer ceebu jën. Nigéria ñoom ñoo gana ñi Jollof Rice. léegi ñoom tamit suñu déposé mbir mi dina seete de wala moom. ala kulli xaal moom ceebu jën moom Sénégal la ko moom. ceebu jën ñun ñoo ko moom. ceebu jën moom ceebu jën la. kon dañuy revendiquer identité culturelle mën na tudd leneen waaye suñu identité culturelle ñun ci suñu ceebu jën ñun def nañ ko suñu inventaire ba pare. ba defar ko ba mu nekk ci suñu liste nationale. am nañ liste nationale léegi boo xam ne am na arrêté ministériel bu ko signé bi ñu am na liste nationale léegi ceebu jën baa ngi ci. am na solo nga baal ma am na suñu téléspectateur buy insister si ligne bi allo ñu jël ko allo. allo. allo bonsoir. bisimilah kilifa gi. suñu mënee dégg kàddoom bu baax bisimilah waaw fa nga ñu woowee. j'appelle de Ziguinchor je salue mon ami. Abdoul Aziz Guité. mu lay dégg. je m'appelle Malang Fati. ah Malang oui Fati. il fut mon président. à la Ligue régionale de basket. oui. et moi j'étais son secrétaire général. oui Malang je suis très content de ton appel content naa lool ci li nga woote nii. je le salue c'est un grand ami. oui merci beaucoup Malang merci beaucoup. merci beaucoup. allo Malang. oui. Malang foofu farataal nga di lekk ceebu jën. c'est Ziguinchor. oui j'aime bien le ceebu. allo. Malang dem malheureusement dem na réseau bi dem na waaye xam nga comme ni ma lay waxoon temps yi dama doon jàngale. nekkoon naa Ziguinchor waaye maa nekkoon tamit président ligue régionale basket ba. oui. bon ñu yàgg fa lool moom mu nekk tamit secrétaire général ci ligue bi. ñu yàgg liggéeyandoo mooy période boo xam ne période bu amoon doole la. wax dëgg yàlla. ñu def fa lu bëri. waaw amoon fa tamit ndem si yàlla si Ousin Diop sax entraîneur fa la nekkoon yoroon équipe bu Sonacos ba. ba ñu dem ci am ci ay final ak yooyu yëpp daal. dëgg yàlla période bu amoon solo la tamit Ziguinchor moom wax dëgg yàlla daanaka fa laa dëkk. waaw ci wax dëgg. ndax moom fa nga nekkoon tamit. yàggoon naa fa professeur histoire et géographie au lycée avant may. jóge foofu dellu Dakar di def leen benn ñëw ministère du tourisme. waaw alors sànq ñu ngi woon si Jollof Rice Ghana Nigéria ak tamit Sénégal di revendiquer identité culturelle bu ceebu jën foofu nañ toll woon sànq. laata waaw loolu laa moo tax ma ne non ñun on a problème boobu moom réglé nañ ko. oui léegi ñun inscrire nañ ceebu jën ci suñu liste nationale. oui. def nañ inventaire bi. oui ba déposé nañ suñu dossier candidature. très bien nga baal ma am na keneen kuy woote waat su nekkul Malang Fati allo 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 suñ ko mënee dégg bu baax allo kooku dem na. donc côté boobu amul problème en fait même suñu mbokk Nigéria parce que dañu dajeek ñoom comité patronal mondial. oui waaw dañu dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom ci yu bëri am na seen. des fois dañu collaborer tamit. amoon nañ benn kii bu ñu waroon inscrire bi ñu demee Addis Abeba il y a 2 ans Sénégal moo porté woon presque position bi. défendre ko. pour loolu jàll donc bi ñuy waxtaan ci seen biir ñoom nee nañ côté commercial bi moom la ñuy liggéey ñoom nee nañ dañuy liggéey labellisé nañ ko dañ koy jaay ci seen avion yi. dañ koy jaay ñoom loolu mooy seen problème nekkuñ fi di seet ndax historiquement ñoo ko moom wala moomuñu ko. léegi Sénégal bu ko bindee tamit. daanaka plus-value lay doon pour ñoom day gën a yokk rek valorité bu jën bi. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo allo waaleykum salaam suñ ko mënee dégg bu baax allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi. na nga def ñoo ngi jaaree. alhamdulilah fa nga ñu woowee. man Ndar laa leen di woowee. Ndar ah foofu day def mel na fa la ceebu jën fekk baax. waaw loolu laa bëggoon gannaaw boobu leen nuyoo di nuyu Sénégal yëpp. oui. di nuyu képp ku ñuy déglu. man El Hadj Maxu Mbeng laa tudd dëkk Ndar Guet Ndar. Maxu Mbeng waaw Maxu Mbeng. waaw Maxu Mbeng ñu lay ziar. waa di nuyu communicateur traditionnel. waaw gis nga ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Mbeng jërëjëf. dama bëggoon rek. am lu ma wax rek mooy. allo. Guet Ndar la dëkk. waa xam nga yi ma àndal yëpp ñu ngi Ndar. xam nga ceeb bi ci boppam. allo.
allo. waaw ñu lay dégg da nga ñu baal nga wàññi son wu télé bi. doyen Mouhamed su ko defee dégg bi gën a jàppandi. déggante bi moo neexul. waaw soo mënee baal wàññi son bi rek. waaw. ñu ngi lay dégg ñu lay dégg bismillah allo. waaw. waaw ñu lay dégg bismillah. waaw xam nga ceeb. waaw. fa mu nekkoon jógu fa. jën moo amatul. jën moo amatul. waaw jën moo amatul. waaw sànq wax naa ko fi de. jën koy def mel waaw beneen bi nag mooy ceeb moom Ndar la dëkk. nu koy woowee ceebu jënu Penda Mbay. ba pare te nag yi mu àndal yépp yi ceeb àndal yépp ñu ngi Ndar. pour mu neex yi mu àndal yépp Ndar la. xam nga gise léegi tudd na waalo. fa la ñuy bayee ceeb bi. nga ñëw Gànjool fekk fa xorom. fekk fa soble. fekk fa carotte. fekk fii lijum yooyu yëpp nga xam ni macha allah dafa ànd ak ceeb. soo demee tuuti dugg waalo fekk fa tamaate. xam nga kon li ma bëgg wax mooy ceeb yi mu àndal mu neex yëpp li tax mu dëkk Ndar mooy yi mu àndal mu neex yëpp Ndar la dëkk. suñu ko defee nag. suñu góorgóorloo ba def ko patrimoine mu nga xam ni àddina bi yëpp koy bokk. rawatina Sénégal ak Afrique. dafay doon loo xam ni rek dafay wane ni réew mi am na yu fi mag ñi créé yoo xam ni suñu ci bàyyee xel am na lu bare lu mën def ci réew yi. loolu rek laa bëggoon wax di gërëm. am na solo waaw di gërëm aussi ni ñu taxawee pour mu nekk patrimoine bëgg ñëpp jàpp ci. pour li nga xam ni moom la ñu moomal suñu bopp. muy suñu cosaan. suñu aada. di li ñu donn ci mag ñi. yàlla dogal mu neex présenté pour nu jëm. nu mën ko téye bu baax foofu. am na solo loolu rek laa doon wax. allo doyen waaw. alors waaw. j'espère que yow bokkoo si doomu ndar yi nga xamante ne. bokkoo si doomu ndar yi nga xamante ne bis bu yàlla sàkk ñoom ceebu jën nañuy añee des fois nga. 365 jours man ceeb. ah bon. waaw macha allah. koor nag moom du ma ko sax caaxaane koor. ah bon bis bis koor bu nekk déedéet ceeb koor rek moom ceeb. du ma ko caaxaan. voilà merci beaucoup. jërëjëf Mbengue maa ngi lay gërëm bu baax a baax. moom la nee tous les jours ceeb. ah oui kooku ma xam am na si Mbengue bëri la na si kooku moom vraiment il a te puis dimbali ñu lu bëri quand même ci liggéey bi. oui xam nga communicateur traditionnel. Oui, ci oui. wàllu immatériel dañ Bien am sûr. solo lool. oui lu bëree bëri ci doxalin. ci wax ak boo buggee jot ci mag ñi. ak yenn yu bëri boo amee rapport ak contact ak communicateur traditionnel yi ñu ngi joué rôle bu rëy a rëy ci wàllum aada beeg cosaan bi. am na solo alors Abdou Aziz gisee waxtu bi daanaka jeex na en 30 secondes rek soo mënoon wax tuuti si prochain comité mondial de l'UNESCO bi nga xamante ni moom nañ jagleel mbirum immatériel. dañ koo Covid bi moom li mu yàq dafa bëri. oui dañ koo dàq ci novembre bii la woon Kingston. oui Jamaïque mais fi ñu toll nii mënuma laa wax ne kañ lañ ko war a def parce que dañ koo dàqoon ba décembre. bii pour defee ko siège u Paris bu amul beneen candidat. parce que diggante bi dafay xat pour ñu am beneen candidat bu ko def. oui waaye Paris li ñu fay dégg temps yi ak ni muy demee. oui ak yooyu tamit ragal nañ ne boo moytuwul. comité bi dinañ ko puusaat. li ñu gën a yaakaar daal mooy. 2021 daal. ragal naa ne. moo gën a wóor buy def mooy gën a wóor waaye ñun daal. li ñu waroon yëpp def nañ ko. très bien déposé nañ suñ dossier. te nag am nañ ci yaakaar parce que quand même dossier bi ay cuune defaruñ ko. oui wax dëgg yàlla y a une bonne expertise ci liggéey. am na solo te am na solo bu baax a baax donc dossier bu war a mën a jàll la. sans problème. incha allah alors le Sénégal fa am lu mu siy gagné wala. waaw parce que xam nga loolu bu ñu ko inscrire. oui neexul ba neexul mais xam nga Saint-Louis déjà patrimoine mondial la ci UNESCO beneen bi. 72 oui léegi ceebu jën bi day gën a yokk attraction touristique bi. très bien kooku kay kenn mënu ci dara. oui dana tax aussi nit ñi xoolaat seen lekk ni démb ñu ngi wax consommer sénégalais da nga gis tout de suite waa Saloum ne mais yéen a ngi wax affaire ceebu jën bi léegi nañ génnee ñeleng bi ñeneen wax nañ génnee lii ñeneen wax nañ génnee lii donc on peut même faire un salon gastronomique national boo xam ne bii danañ mën a génnee lekk démb yi gën koo xam loo xale yi
valoriser ko. am na solo Abdou Aziz Guissé man lay gërëm baax di la sant waxtu bi jeex na. maa lay gërëm bu baax a baax man tamit. te kontaan naa lool tey ci wax affaire patrimoine. effectivement mu fàttali ñu doon dalal Abdou Aziz Guissé nekk directeur du patrimoine culturel mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon may seen émission Kenno Askan Wi. Dara Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal destiné aux établissements scolaires quel que soit le niveau, préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dara Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara Système, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net.